On commence par Jëwriñ Ndiassé droit de naissance oblige. allez Alaaji. waaw Alaaji comme ni nga ko yow waxee Jëwriñ man bëgg naa xam lan ngeen bëgg a waxtaanee de. man ak Jëwriñ wallaahi lu yéeme parce que Jëwriñ rek moom nekk na koo xam ne sénégalais yi dañ koy suivre lu bëri ci ay waxam. ci sagesse am ci aussi ci xam-xamam. aussi ci ouverture d'esprit bi mu am par rapport ak àdduna bi ni muy yëngoo te da koo teg ci xam-xam. macha allah donc moo tax ñu am mbégte di dalal Jëwriñ Ndiassé Cissé. mu nekk koo xam ne tamit ci li muy yëngu am loo xam ne dem na ba bi mu seetloo àdduna ni muy doxee ak Sénégal mu defaat beneen boîte boo xam ne day gën a yee nit ñi mu tuddee ko Yeslu. donc loolu war a mën a gën a tax ñu am mbégte pour dalal ko di ko wax ne Jëwriñ ñu ngi lay dalal bu baax a baax di am mbégte aussi pour di la recevoir ci suñu plateau. donc waaw li ñuy commencer Pape Sidi mooy on va parler d'abord parce que mënuñu wax li nga xam ne moom lañ bëgg a wax te waxuñu li nga xam ne mooy cëslaay bi parce qu'on va parler de l'islam. On va parler de ses contenus. mais mënuñu wax islam te waxuñu les piliers de l'islam. donc muy li nga xam ne mooy kenn yi mooy les supports de l'islam muy 5 piliers. ginnaaw bi nga seedee ne yàlla kenn la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ndawam bi mu yónni matal julli juróom woor weeru koor joxe azaka dem màkk bu fekkee mën nga ko mais loolu moo téye islam. donc ñu bëggoon xam li loolu téye li nga xam ne piliers yooyu liñ téye islam boobu lan mooy islam c'est quoi l'islam? bon ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba Cheikh Fall sant Cheikh Moussa bi nga xamante ni ci daaraam lañ génnee la et mu ci doctrine am la ñuy exposé tey jii noonu nga exposé l'islam kooku dafay mel ni l'islam bu doon kër la bu nekk ñetti néeg benn néeg bi rek nga tudd yeneen ñaari néeg yi tuddoo ko kenn bi téyee benn néeg bi rek moom nga tudd parce que l'islam ci ñetti tomb lañ koy jàngale iman islam al ihsan iman mooy da ngay gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm malaaka yi gëm bis penc gëm bis penc gëm ndogal gëm àjjana gëm safara loolu mooy iman mooy ponk iman yooyu ngay gëm pour mën a dugg ci l'islam léegi nag deuxième phase bi nag moom la ñuy tuddee islam moom lañ naan baatu seede yi julli woor natt asaka dem màq kooku mooy deuxième tomb bi troisième tomb bi nag mooy al ihsan ihsan dañ ko firee maanaam lu rafet mooy lu rafet rafetal yàlla dafa rafet te dafa bëgg lu rafet tout court léegi yàlla dafa rafet te dafa bëgg lu rafet allahu jaminu yuhibbul jamal allahu jaminu yuhibbul jamal yaa ngi dégg wax ji lu rafet nag bu ñu la doon laaj lan moo rafet foofu dafa yaatu parce que c'est un peu philosophique c'est un peu métaphysique parce que dara mën na rafet ci yow te du rafet ci kii tu vois te rafet tamit dafay dem ci multidimensionnel mais foofu piste la boo xamante ni foofu ngay dugg ci art ak culture philosophie tu vois spiritualité mais boo xoolee première phase bi nga kii comme pokk l'islam bi loolu dañ koy tuddee les dogmes religieux c'est les lois tey jii bu ma la ko doon bëgg expliquer dañ ne la boo bëggee dugg ci dëkk foog nga respecter loi dëkk boobu mais respecter loi dëkk boobu taxul weer dee nga fayeeku boo bëggee tey jii ku bëgg dem Europe da ngay respecter loi dëkk booy dem ci Europe bu dee France la bu dee Italie bu dee foog nga am séjour am visa am séjour nekk en règle mais taxul weer dee ñoom ñu fay la déedéet respecté nga loi mais boo bëggee fayeeku nag da ngay am xam-xam da ngay liggéey foofu beneen xeetu engagement la léegi nag l'islam noonu la mel boo bëggee dugg ci diine l'islam lii mooy contexte bi moo symboliser ngëm deuxième phase bi moo symboliser règlement yi mais nag règlement yooyu jëf ko taxul ñu fay la dafa am beneen engagement boo xamante ni moom ngay respecté
engagement boo xamante ni dafa taxaw ci xam-xam ak liggéey bu ko defee liggéey boobu moom la ñuy am na liggéeyal yàlla moom la ñuy tuddee jaamu yàlla en quelque sorte parce que jaamu on sous-entend liggéey parce que tey ji buur bu amee ay jaam yi ban rapport lañ am ak buur bi mooy ñu liggéeyal buur bi ñun ay bu dee ay reconnaître nga yow jaam nga da ngaa war a liggéeyal borom bi ginnaaw ba nga reconnaître ni buur bi mooy sa buur moo la moom moo la moom léegi nag buur bi pour moom mu reconnaître ni yow jaam bi pour buur bi reconnaître ni yow jaamam nga mu tegal la ay règle ay loi yoo xam boo ko respecté foofee buur bi dana xam ne yow nangu nga doon jaam mais xam nga yàlla dafa xaw a doy waar yàlla dafa mystique parce que yàlla lépp ci moom la bàyyeekoo te lépp ci moom lay delloo en fait soxlawul dara donc lim la sant du pour moom pour yow la pour jaamu boobu nga koy jaamu. waaw du pour moom liggéey boobu nga koy liggéey. du pour moom pour yow parce que liggéey boobu mën nañ ko tënk mën nañ ko exposer sur un contexte boo xamante ni sur voie de purification du cœur la parce que yàlla daf jaam yi bu ñu wàccee ci àdduna dañoo réere seen borom réere boobu ñu réeree seen borom jural leen yenn jikko yu nga xamante ni jikko yu mala la léegi am ci biir jaam yi ñu nga xamante ni vraiment seetlu nañu xool nañ xam ni àdduna bi fii la tàmbalee fii la yam kon amul sens quoi loo fi mënte am tamit am na bis dina jot di nga ko ñàkk bu fekkee ne àdduna bi fii la yam wala lii mooy àdduna borom xel yi daal ne non non commencé poser des questions boo dee multimilliardaire amal tous les trésors de ce monde bis dina ñëw da nga ko fiy bàyyi loolu la ñu tuddee le non-sens Baye Djili Mbaye très bien le non-sens léegi nag bon borom xel yi daal ne non bu dee lii mooy àdduna donc ce n'est plus l'appel quoi mais ñi nga xamante ni nag ñoom seen instinct animal moo leen dominé ñooñu duñ poser question yooyu ñoom liñ xëy rek am li ñu bëgg jeex na duñ poser question parce que on a un instinct animal. si parce que doomu aadama boo gis 3 phases la dafa am première phase bi c'est l'instinct animal deuxième phase bi c'est la raison mooy l'intellect troisième phase bi c'est angélique malaaka la 3 phases yooyu yëpp ñoom ñooy animé dund doomu aadama donc corps bi support la outil de travail la bu la yàlla jox pour que nga liggéeyal ko pour que jëfandikoo ko pour jaamu ko ci ba pare wëlbatiku dund si léegi bu mu la leeree ne alal ji lu mu bari bari da nga koy perte ndax di nga dem bàyyi ko fi comment on fait pour alors rentabiliser notre vie sur terre naka ngay def ba sa dund am njariñ bon léegi yàlla xam nga yàlla moom moo sàkk lépp luy mbindeef yàlla moo la amal c'est le créateur absolu te lu mu sàkk rek am na cause bu tax mu sàkk ko léegi nag cause boobu nag dafay baax mbindeef bu nekk xam cause bi cause bi lan la bon mooy ñu reconnaître ko mooy première cause bi parce que dafa ne dama nekkoon kenn xamuma ma bëgg ñu xam ma moo tax ma sàkk mais foofu yàlla dafa dama bëgg ñu xam ma moo tax ma sàkk kon xam yàlla dafay génn waaye nee na nag kenn mënu maa xam mais ci li ma sàkk ci loolu lañ may xamee ci loolu li mu sàkk donc à travers la création foofu lay manifesté wu foofu lañ koy xamee mais en tant que yàlla absolu kenn mënu ko xam léeg-léeg da ngay dégg débat boobu xam nga yàgg na am ñii ne yàlla dañ koy xam ñii ne yàlla kenn du ko xam mais ñi ne yàlla dañ koy xam dañu war a exposer ci ban contexte ci naka ñi ne yàlla kenn mënu koo xam tamit dañu war a exposer ci naka parce que ñi ne yàlla kenn mënu koo xam mën nañu défendre seen parce que lu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kenn mënu ko xam c'est vrai dafay ndaw pour l'esprit humain peut-être tamit donc bu fekkee di nee na dañ koy xam kon ci li ma sàkk ci foofu loolee lañ may xamee donc à base de ci li ma sàkk loolee moom dafa feeñ à partir de cette information mën nañ xam ne dañ koy xam dafa def manifestation waaw kooku li ma la bëgg exemple bi ma la bëgg jox mooy tey ji Pape Sidi sa bët yi bu ma ne la du gis danga naan non mais pourquoi ok boo nekkee ci lëndëm bët yi
faculté yëpp jigi ci mais du gis. déedéet. kon bët amul gis. c'est vrai hein. il faut une lumière extérieure bu ñëw connecté wu may ko gis kon sa bët yi am na lu koy dimbale pour bu mën a gis. c'est vrai. de fait que le soleil c'est des milliards et des milliards de kilomètres. waaw kon lumière du soleil bi moo ñëw ba fekk ci sunu bët pour ñu mën a gis. ok. lampe bi tey jii moo fekk ci lumière lampe bi moo fekk sunu bët pour ñu mën a gisante kon bët yi en tant que bët individuellement amul faculté gis kon gis ak bët bokkuñu. loolu c'est valable pour organes yëpp wala bët kese organes yëpp te bët dafa am 7 défaites 7 erreurs yoo xamante ni bët daf ciy dugal doomu aadama te sunu bët ci la ñuy basé wu pour construire sunu dund non. donc parce que bët lu ko sori trop du ko gis lu ko jege trop du ko gis sa kanam moo la gën a jege te mënoo ko gis. il faut nga wut seetu. ba selfie. tu vois bët li nekk ci ginnaawam du ko gis. tu vois bët lu rëy mën na koy am perception di ko gisee lu ndaw fekk lu rëy la. xam nga weer bi boo ko gisee da ngay yaakaar ni lu ndaw la benn boule la te fekk moo gën a rëy planète Terre. waaw. lu tuuti tamit. bët mën na ko jàppee lu rëy parce que àdduna bi boo dugg avion tey nga dem ci benn altitude bi tiim àdduna bi da ngay gis wala ñu wan la yeneen univers yi da ngay gis ni àdduna bi lu ndaw la yeneen planète tu vois. donc bët dafa am ay erreurs yoo xamante ni bu ñu ko guidéwul da lay dugal ci erreur mais am na bët bu gën a puissant bët bi muy xel li muy gis bët du ko gis. am na tamit beneen bët tamit bu gën a puissant xel muy xol li muy gis bëtu xel du ko gis donc yooyu yëpp dañ la ci war a tarbiya dañ la ci war a gindi léegi donc ñu dellu ci yàlla ba mu wootee dama yónnee woote pour gindi jaam yi dafa am ñu ko gëm am ñu ko gëmul kon ñu créé 2 parties les infidèles et les croyants ñaari parties yooyu ñoo am ci kaw suuf donc yàlla ba mu ne yaa ayyuhal lazina amanu dafa woo jaam yëpp jaam yi wuy si ñu wuy si woote bi mu tuddee leen non dafa ne yaa ayyuhan naas mooy yéen nit ñi ñu wuy si mu tuddee yaa ayyuhal lazina amanu ñu tuddee yaa ayyuhal lazina amanu ñeneen ñi ñu tuddee leen yaa ayyuhal lazina kafaru donc divisé na mais ci biir ñi gëm tamit am na ay parti muy les gens du livre les chrétiens les juifs les musulmans képp ku gëm yàlla da ngay dugg donc ci biir ñi gëm ñooñee rivalité am fa donc kooku les gens du livre Alxuraan exposé na ko bon yàlla woo leen ci benn dimension mooy jaamu leen ma te bu leen ma bokkaale ak dara mais ñàkk pour ñu défendre l'unicité de Dieu moom la ñu tuddee le monothéisme gëm leen ma gannaaw ba nga ko gëmee jaamu leen ma te bu ngeen ma bokkaale ak dara léegi jàpp leen ni man kenn la aw ma ndey aw ma baay aw ma leneen tu vois moom la ixlaas di témoin lu allahu ahad allahu samad lam bi tu vois ba mu paree ci loolu mu ne nag ngeen jaamu mooy liggéeyal leen ma bu fekkee ni dañ ne nañ ko liggéeyal mais fan lañ koy liggéeyalee ak naka lañ koy liggéeyalee ci benn tool nag tool boobu la ñuy tuddee l'islam bu dee jullit ñi muy point bi ñu déparé donc loolu sax pour ñu gën a kii ak temps bi li ngeen wax ci l'islam noonu donc dafa am islam dafa am njàngale comme li fi Pape Sidi laajte léegi jaam bi tey yaa ngi expliqué gis-gisam donc ci gis-gis boobu mu am njàngale mu ko l'islam wax bu ko islam wax pour mu dundee noonu maanaam ki nga xam ne ndaw la nan lay dundee ndaw bi ñu yor ki ko yor nan la war a dundee ak moom communauté bi mu nekk nan la war a dundee ak ñoom ki nga xam ne njiit la mbala ki nga xam ne njiit la muy politique waay politique ki nga xam ne njiit la muy waay diina nan la war a dundee communauté bi mu yor donc lan la l'islam jàngale ci biir communauté boobu noonu nga xam ne tey ñoom ñoo lëmb àdduna seen njàngaleem islam ci ñoom bon l'islam bon projet divine la dafa indiaale dafa jàngale di doomu aadama war a dundee ci kaw suuf ba keroog mu fiy jóge projet d'éducation la mais ce qui est paradoxe au Sénégal mooy l'islam dañ koy jàngale seulement comme dogme maanaam
comme ni nga ko waxee sànq. benn pàcc bi rek la ñuy jàngale mais yeneen pàcc yu bëri ñëwul. moo tax nag liy intéressé. tu vois parce que bu noonu université la. ñu ne faculté juridique. ak faculté historique moo ñëw Sénégal mais faculté scientifique ñëwul. faculté philosophique ñëwul. faculté artistique ñëwul culturelle ñëwul. ñetti faculté yooyu yëpp ñëwul Sénégal. te loolu dafa nekk ci l'islam. boobu mooy composé mooy faculté universitaire bi. faculté artistique dafa am ci islam. si culture. culture. waay waay. ba fii boo defaree statue ñu ne la dafa xaraam. fii boo defaree tableau dafa xaraam. fii boo defaree musique wala je sais pas tout ce qui gravite autour de l'art c'est xaraam. mais culture tamit mën na dem ci cosaan. non attends. culture. sëñ Touba nee na ku am culture générale moo ko gënal ku jàng. culture parce que yàlla moom moo ne ma sàkk à travers sama image. Dieu était un sculpteur. parce que moo sculpté Adama. non. on a été conçu par le créateur. il nous a créé. et Dieu était un musicien. si parce que boobu sculpté Adama ba pare dafa ne j'ai soufflé mon âme j'ai soufflé mon esprit sur Adama soufflé boobu la c'est de la musique. zikru la musique la. bah j'imagine les ibadou ils sont en train de dire subhanallah. bah ils vont. mais alxuraan. parce que dans le mot souffler ak musique ils sont capables de trouver une. mais yàlla nee na yomal une très grande différence. yomal xiyaam bu ñëpp bu rayee ñëpp ba pare bu nit ñi di dekkiwaat le trompette kan mooy souffler le trompette pour nit ñi dekki le trompette lan la c'est un instrument musical. c'est de la musique. parce que si ça existe dans le monde c'est parce que. peut-être musique bi ñu wax bon par rapport ak li musique di inspiré. bon dafa am li musique di inspiré ak li nga xam ne moom la musique di joxe foofu noonu ak nit ki ni mu koy jàppee ci yeeslu googu noonu c'est-à-dire nit ki ni muy consommer musique boobu moom taxawaayam ci musique boobu mbala ni mu koy tëggee est-ce que du loolu la ñu wax dafa arrangé. attends dafa am benn mbir boo xam dafa am seytaane. muy Iblis avant muy nekk seytaane. xam ngeen nu mu tuddoo. ah Azazil. Azazil ibnu Lisa. yaa ngi dégg wax rek. serviteur yàlla la woon. dafa dem ba benn moment mu yëg boppam. daal di teppi ndigalu sunu borom. Azazil ibnu Lisa. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. teppi ndigalu sunu borom génnee ko këram ci royaume mu réclamer. ay droit am yàlla jox ko. léegi mu ne yàlla man sama effort yëpp dama koy def pour dévier sa jaam yi nga ma jëndee pour am ñu ma wéttali safara parce que bëggu ba fa nekk man kese. donc seytaane grave la jinne nu mu ko seytaane jinne la. jinne nu mu ko mënee nekk noonu la ko doomu aadama mënee nekk. parce que doomu aadama boo xamante ni jalgati nga sunu ndigalu borom da ngay se transforme en un seytaane. tu vois. daf lay moomale ci boppam. donc en quelque sorte yàlla sàkkul lu bon. lu bon amul. accident moo aw par ignorance ou par dëgër bopp. science sans conscience n'est que ruine de l'âme qui créé pas que créé wu ko woon pour ñu rey ci nit. très bien daf ko créé woon pour mu dagg pour. très bien safara tey jii ni mu la amalee utilité. mais noonu la mën a détruire sa kër. boo ko contrôlé wul. xaalis bi nga ci mën a jëfee lu baax noonu nga ci mën a jëfee lu baax. donc da lay delloo ci musique bi nga wax ne buñ ne aram na tey jii waaw musique. ni mu la mën a yéegee ci yàlla. waaw noonu la mën a pousser aussi ci mooy. mais dépendre na ci niñ ko composé. c'est ça que je voulais dire moom. musique day yóbbu nit ci yàlla. bonne musique. l'affaire en tant que telle n'est pas mauvaise. mais alxuraan am na 9 daaju jàng. 9 façons tajwid. waay alxuraan. yéeféeru màkk yi dañ daan bàyyi ba yonent bi di jàng alxuraan guddi ku nekk jënd sa kër ñëw di déglu di jooy te ju tuubaguñu. ndax neex gu alxuraan neex. te ñoom buy xëyee ñooy sànni xeer yonent bi di ko dingat te bu guddee ku nekk jënd sa kër dem ci ginnaaw nekk pour déglu ni muy jàngee alxuraan. alors dañ fa daan bindante ngir déglu ko ndax daaj bi. ak kàddu gi ak contenu bi c'est musical. et puis boo demee tey jii boo demee dans la culture chrétienne lan lañ lay wax le verbe qui s'est transformé en chair. c'est le verbe qui s'est transformé en chair quand Dieu souffla son. di ko wax ji nga ñëw ci musulman yi ñu ne ba mu bëggee amel te fu ne kun. ruux yi ne fa yakun. kun son la fa yakun. nekk na. musique fi muy àgg ci doomu aadama vibration moom mooy lan mooy mën a àgg si tu vois. la parole
la parole divine parole de Dieu kàddu sunu borom Moussa yonent yàlla Moussa keroog ba yàlla waxee moom ba mu ñëwee dégg doomu aadama yi dafa wàcc ñu laaj ko mu ne neexaayu kàddu yàlla bi ba mu déggee kàddu doomu aadama dafa mel ni xelam da doon téye ndax neexaayu kàddu yàlla bi tu vois donc son le son. am nga loo wax aussi lu am importance mos naa ko fi laajte defe naa. parce que ñun bi ñu juddoo ba léegi. ci mel ne man yàggul. maag yéen ñooñu tolloo. yàggul mais dañu mel ne comme dafa am benn paradoxe bu may dégg. ma laajte dama dégg ñu ne yàlla ne na lépp mu ngi ci alxuraan. waaw. tout est dans le corps. tout est dans le corps. kon ni nit mën a def. ba jël benn appareil yóbbu ko ci kaw àdduna bi mu tiim ñu mu tudd satellite. mu mën ci jëlee benn fil boo xam ne day dugg ci téléphone. nga mën a composer numéro Gaydel mbaa numéro Papa Ndaw mu dem ci satellite bi. wër Papa Ndaw fi mu nekk mu yóbbu ko ba bu ma waxee mu mën ko jot. xëy na loolu yàlla expliqué na ko ci alxuraan. wala est-ce que ñun ñoo ko xamul parce que yonent bi am na ay yu bëri scientifique yu bëri yoo xam ne. dañuy dem ba découvrir ne en fait seen découverte bi ñu def. existé na en réalité ci alxuraan ñu tuub mais gars yi dañu leen di jël nëppal ne ñii dañu commencé dof parce que bëgguñu mu sauter au grand jour. xam nga musulmans yi ñoom ñoo dugal civilisation Europe. dëgg la première université bi ñu njëkk a sanc Europe est-ce que xam nga fu mu nekk. Espagne Andalousie. Andalousie. boo demee dans les pays langues occidentales yi am na ci mots yu bëri seen d'origine c'est l'arabe. ay zéro. Le prophète Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. l'islam dafa indi comme ni ma la ko waxee sous forme universitaire toutes les facultés différentes yonent bi daf ko indi. tey jii boo demee grec boo demee en Europe nga xamante ni la philosophie grecque nga xamante ni mooy la base de la civilisation occidentale mais musulmans yi ñoo leen jàngal ñoo leen jàngal philosophie grecque. Ibn Rus ñu koy tuddee Averroès Ibn Sina moo njëkk a defar encyclopédie de la médecine tu vois premier montre bi ñu njëkk a defar ci àdduna bi Turquie lañ ko defaree. doo demee ci premier encyclopédie ophtalmo faju bët jullit yi ñu ngi Irak. donc l'islam c'était une religion scientifique te puissance scientifique boobu ak connaissance yooyu culture yooyu moo taxoon musulmans yi dem ba dominer monde bi dem ba dugg Europe mais dañu dem ba en certain moment pouvoir bi bari xaalis bi bari corruption dugg leen ñu commencé fooye affaire yi yàlla bëggul corruption. mais loolu moo war a nekk jàngat gi nag. très bien. ci man foofu laa doon poser question. c'est-à-dire corruption bu duggee. l'islam ñu xaw ko maanaam ñu bëri tey boobu ma damay jël cas Sénégal bi ñu nekk. tey Sénégal lañ nekk di dund. mais ñu gis ne dañ ne dëkk boo xam ne 95% sont des musulmans. mais ñu gis ne ñun. en tant que musulman fi ñu tënku. dañoo mel ni dañ ñoo moom ba tey. parce que tey boo xoolee li nga xam ne moom la ñuy àttee. jullit tënkuwuñ ci loolu. li nga xam ne mooy suñu alal. tënkuwuñ ci loolu moomuñ suñ kàllaama. li nga xam ne mooy suñu yarug doom moomuñu ko. tey bañ nañ ko ba nasaraan bi tey sa doom bu toogee bu war a jàngi. lundi da nga koy sañse ba mu rafet. jox ko saag bu rafet. mu sol ay dalam nga parfum na ko dama jàngi. bu subaa bu waree dem jàngi arab nga ne ko solal yëre tugóoy ji nga doon fubalee parce que yëre yi da nga koy jàngee ji lundi. oustaz ba 1000 francs nga koy fay ou 2000. nasaraan bi 60 000 nga koy fay par weer. kon ñun est-ce que ñun tënkuñ suñ bopp ci biir maanaam islam tënkuñ suñ bopp dëgg-dëgg pour bañ a war a mën a xam yoon wi nga xam ne war lañ mën a jaar te islam jàngale ko donc mu nekk éducation. parce que islam jàngale na. nan la jullit bi war a mën a dundee. ci biir réewam. nan la mën a jullit bi war a mën a amee économie koom. ci réewam. nan la jullit bi di def ba moom boppam. parce que loolu la suñ mag ñi xamoon. biñ fiy jógee de bàyyi nañ ñu ndono. parce que Sëñ Tuubaa yeewu nañu ci jaam bi mu fiy jógee. Alaaji Ablaye Niass yeewu nañu ci loolu. Maam Malick yeewu nañu ci loolu. borom Ndiassane comment dirais-je. Maam Bu Kunta Maam Bu Kunta borom kii. Seydina Issa Laye ñoo ñëpp yeewu nañ ñu ci njaam wan nañu ne bu ngeen bëggee dund da ngeen di tënku ci yoon wi te yoon woowu ngeen tënku mooy yoonu diine islam mais daa mel ni dañ ko faa baax jël yoonu nasaraan bi kon ñun ñoo tënkaat suñu bopp léegi l'islam moom lan la jàngale tey nit ñi ndaw ñi war a dëppaat ci loolu pour yeesluwaat seen ngëm pour mën a am nekk sur la bonne voie
bon déjà Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa paradoxe Sénégal dëkk bu contradictoire la tu vois Sénégal da ngay nekk jullit jël sa doom jox ko ku dul jullit mu yaral na ko loolu déjà point la Sénégal amuñu système d'éducation programme d'éducation boo xamante ni dëppoo na ak li ñu gëm suñu école yi dëppoowul ak li nga xamante ni moom la ñu gëm tu vois bon ma jox la benn kii à part islam dañ ko war a mën a exposer ci contexte boo xamante ni dafay autonome ci tur yi ak sant yi parce que Sénégal damay yàgg dégg chaque fois bu ñu tuddee l'islam soit ñu solal ko mbubu Serigne Touba wala mbubu Alaaji Malick wala mbubu Cheikh Ahmed Tidiane wala mbubu Baye Niass wala mbubu kii non l'islam tool la boo xamante ni ñooñu ñëpp c'était des acteurs yoo xam ku ci nekk bëgg ñëw ci tool bi bay ko ci sa waar après dem donc ñun ñii nga xamante ni ñun ñooy jullit ñi nga xamante ni ñoo ñëw seen ginnaaw tamit ñoom li leen waroon ci l'islam ñun moo ñu war kenn ku nekk sa waar da nga ko war a bay loolu moom mooy li nga xamante ni mooy dëgg tu vois léegi nag ñun li ñu war mooy informer jullit ñi xamal leen li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg l'islam parce que l'islam dafa am phase boo première phase islam information la mais il faut ngeen xam ne tamit l'islam colonisateur la tubaab bi colonisateur la ñaari colonisateur bu ñu tasantee ci benn dëkk mais dañuy xeex mais comme l'islam ba mu ñëwee nekk colonisateur dafa fekkoon l'islam ba mu ñëwee nekk colonisateur kan moo doon acteur amoon na ay acteur principal yu bari colonisateur bi ñëw nekk colonisateur bi tasante ci terrain bi mais acteur bi taxaw ne moom programme islamique da koy mettre en pratique mu Cheikh Ahmed Bamba mais tubaab bi da ko jàpp génnee ko dëkk parce que moom moo dëgër bopp ne dafay daal programme islamique parce que loolu la gëm il a été un musulman sincère léegi lan mooy programme islam moom dafay yee nit ki pour nit ki jariñoo boppam mucc fii mucc fële lan mooy programme tubaab bi dafa ñëw ngir nelawal nit ki pour jariñoo ko te kii yee nit ki ak kuy nelawal nit ki mënuñu bokk teere loolu ñoon conflit entre Serigne Touba et te c'était purement politique mooy gisee ni nitu diine yi di génnee politique ci diine dañ may jaaxal parce que fin wu l'islam c'est politique culturel économique social mooy fin wu l'islam scientifique philosophique et artistique si parce que boo demee en philosophie dañ koy exposer comme de lépp bépp xeetu xam-xam boo xamante ne mi ngi bàyyeekoo ci xel yàlla da ko mettre à la disposition de doomu aadama bu def des efforts di nga accéder ci ngëneel yooyu moom la ñu suñu borom doon wax naan doomu aadama tàggatal nañ ko suuf juróom-ñaar ak asamaan juróom-ñaar lu ko neex am léegi nag ñun musulmans yi bu fekkee ni dañu tardé ci côté science technologie c'est parce que cause bi mooy les théologues on théorise si les théologues mooy jàngalekatu diine yi ñoo limité ba pare limité nit ñi jàpp faradal ay ni faradal kifaay sang néew loolu la mos naa ko laaj benn oustaz ma ne ko yàlla neen lépp mu ngi si alxuraan fan la téléphone nekk si alxuraan mais côté boobu volet boobu scientifiquement parlant gis nga tey jii l'islam dafa am fu mu fekk doomu aadama muy phase animale am bi xam nga maa ko doon tàmbalee sànq da ko war a jëlee foofu mooy jubadi war ko jëlee ci jubadi yóbbu ko ci jub comprendre nga bu ko jëlee ci njub xam nga jub mooy justice loo mënti jàng loo mënti xam te juboo doo dara dëgg la nekkal astrologue nekkal imam nekkal médecin nekkal avocat nekkal juriste bu la ne boo jubul amoo ci yàlla dara troisième phase bi nag moom la ñuy tuddee vertu il faut être vertueux mooy da ngay am jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu boo ko amee ba noppi nag après nga def ko te yàlla rek tax bañ ci xaar dara est-ce que comprendre noonu la ñuy développer doomu aadama loolu mooy programme islamique léegi nag xam-xam yi nga xamante ni moom la yàlla wàccee ci kaw suuf yëpp yàlla waxoon na ko malaaka yi ba mu ne damay sàkk doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf malaaka yi dañ ne yàlla ndax da ngay sàkk doomu aadama muy semer crime ak corruption ci kaw suuf yàlla ne leen mais xam naa lu ngeen xamul foofu la ñu défendre nag yàlla foofu daf ñu fa défendre xam nga ñu jógewaat ci loolu yàlla daal di ne malaaka yi dafa am ngëneel yu nekk ci kaw suuf yoo xamante ni yéen amu leen ci soxla pour doomu aadama la fer diamant pétrole or toutes les ressources yi nga xamante ni moo nekk ci kaw suuf yëpp yàlla da ko créer pour teralee ko doomu aadama te malaaka amu ci soxla tu vois et puis
il fallait que yàlla créé koo xamante ni parce que doomu aadama dafa mystique parce que doomu aadama trop dafa complexe ñu bëri xamuñu seen bopp koo ci laajoon yow yaay kan lu muy njëkk a wax mooy tur bi ko ndeyam juddee woon ak bàyyam tuddee woon lay wax foo jógee mu indi ndeyam ak bàyyam mais non dépassé nañu loolu existé nañ avant suñuy ndey ak suñuy bàyyi. est-ce que nit desut a xam boppam est-ce que nit ñàkk a des xam boppam googu bokk na ci tey li nga wax ci yàlla noonu te da ngay gis koo xam ne est-ce que jotul nit ki xam kan lay jaam te dafa manqué ci ñun ba ci tout tànk ba ci mag ñi da ngay gis koo xam ne ci ay caaxaanam lay waat yàlla donc da lay leer ne xamu ko nga gis koo xam ne ca caaxaan lay waat Seydina Muhammad da lay leer ne xamu ko donc nit bi ko yàlla wàccee sur terre def ko li mu koy def est-ce que ñenn ñi des nañoo xam seen bopp li nga xam ne mooy seen mission parce que xam sa mission mooy nga jàpp ne adduna bi parce que yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir adduna bi ma leen yóbbu yéen jullit kaso la ci mais ñun ñu jàpp ne fii dafa war a paradis pourtant mun nañ fa dund mbégte mais ci kaw jaamu yàlla mun nañ fi dund lépp loo xam ne yàlla maanaam nee na lii yéen a ko moom ñun ñoo ko moom mais ci jaamu ko la ñu ko sàkkale parce que bu la joxee ñam wi sax daf na nanga ci jaamu ba dimbale ci koo xam ne mënu ko am na ku ñàkk comme yow ku bëgg am li nga am jamono ji amu ko même wér gi bu la ko joxee dafa am kum xañ wéradi yow nan nga koy dimbalee ci sa tuut ci sa doole gi mu wér ba moom mu jóg donc nit ki est-ce que xam na boppam est-ce que xam boppam googu ñàkk a xam yàlla yóbbeewu ko mbala ñàkk a xam diine bi nga xam ne yàlla wàccee na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ñàkk a xam bon l'islam dafa am ñetti piste yoo xamante ni ci la engagé ko gëm islam mooy sa diggante ak sa borom communauté mooy communauté bi ngay juddoo ak le monde islam c'est une dimension privée xol lay traité communauté les relations sociales boo juddoo ci communauté bi def li muy def ci yow ba nga màgg mën am nga benn bor boo amel communauté bi da nga war a fexe ba communauté bi am yokkute le monde mooy tu es un citoyen du monde da ngaa war a fexe ba sàmm biir ci kaw suuf parce que yàlla doomu aadama la jël def ko lieutenant ci kaw suuf mais doomu aadama ban du ki ko gëmul ki ko gëm la léegi jullit ñi dañoo faussé loolu tey ji bu doon parti yàlla ak iblis moo dominé yàlla ci kaw suuf moom laay bëgg a wax waaw parce que c'est iblis qui dirige le monde jullit ñi xam nga lan lañ desee ci l'islam juróomi waxtu julli woor natt asaka dem maak fa lañ yem toutes les instances internationales doo fa gis pays jullit les G8 gis nga fa pays jullit ah les lois universelles yi ñuy imposer àdduna bi ban dëkk jullit boobu ci tëgg benn loi proposition de loi boo xam ne diine moo maanaam islam moo koy teg ça n'existe pas donc ñun mission bi ñu yàlla tegoon ci kaw suuf on a failli cette mission là est-ce que yaa ngi dégg wax ji donc dañu tey ji le colon les occidentaux parce que il y a une coalition judéo-chrétienne contre l'islam dans le monde tu vois parce que l'islam est contre le système l'islam dafay xeex ak 3 opposants ak les non-croyants gis nga tey ji Sénégal foo gisee débat bi projet de loi bi ñu dugal bërki démb contre criminalisation de l'homosexuel bon ñaata ONG ñoom ñoo nekk Sénégal di dëggal di financer ces associations bari na comprendre nga les pays musulmans là mais l'information ne passe pas et puis musulmans yi Sénégal am del siwaat Sénégal teguñ programme éducatif musulman l'islam bu leer ci bopp ñëpp l'islam programme d'éducation bi dafa jàngale sur 5 points wala 6 points benn bi mooy éducation naturelle lu ngeen dégg ustaas bu ciy wax éducation environnementale mos nga dégg ustaas bu ciy wax raar na de bu amee non dafa te yàlla environnement la njëkk jàngale ci alxuraan éducation naturelle jóge ci éducation naturelle mu indi la éducation physique sport dafa bokk ci l'islam est-ce que mos nga dégg islam bu taxawoon di proposer nit ñi pour ñu def le sport parce que yàlla jullit bu am kattan moo ko gënal jullit bu néew kattan éducation physique muy que ni les besoins primaires de l'homme lekk ba suur am wér-gu-yaram am foo dëkk am jàmm kooku kan lañ ko dénk kuñ dénk loolu kan lañ ko dénk le président de la république pour le bien-être des citoyens moom lañ ko dénk
donc benn citoyen bu toogee benn bis wala benn waxtu war a reerul tëdd xiif wala mu feebar war a fajuwul yàlla bu subaa président bi la koy laaj lan moo tax sama jaam bi fajuwul lan moo tax sama jaam bi di tëdd ak xiif est-ce que duñu def benn émission boo xam ne jaase kese la ñuy est-ce que yaa ngi dégg wax ji est-ce que duñu def benn émission boo xam ne jaase kese la ñuy après éducation physique nga ñëw ci éducation intellectuelle éducation intellectuelle toutes les connaissances scientifiques rationnelles des na éducation spirituelle mooy ce qui regarde l'état du cœur après nga dem ci l'éducation de l'âme bokkul ba léegi après nga dem ci l'éducation divine bokkul ci yooyu yëpp c'est des points yoo xamante ni Sénégal gindiwuñ ci nit ñi bëgguñu sonal ak àjjana ak safara bloqué sunu raisonnement appauvrir ñu est-ce que loolu tamit suñu internat yi nekkul di leen ko jàngal internat yi nekk ci réew mi waaw est-ce que nekkul di leen jàngal yu mel noonu ndax man am na internat bu nekk suñu koñ booy dañuy def sport dañuy def lépp loo xamante ni école français dañ koy def ñoom dañ koy def dañoo war a fusionner les deux écoles parce que dëkk mënul am deux programmes éducatifs yu bokkul bii ñu koy financer bii ñu koy financer c'est de la colonisation parce que fusion mënta nekk xamata mënta nekk dañoo épaule ñii bàyyi ñii ñu ñëw mais xanaa amatuñ indépendance moomatuñ suñu bopp loolu ci wax la rek ok très bien donc contrat la ñu am kon ñun dañ ñoo jaay lekk suñuy njëg te yëguñu ko dañ nangu ne ay esclaves lañ ba léegi ni mais en fait c'est des indépendances de façade. Absolument. On est indépendant à la face du monde comme ça mais. tubaab bi bu mu coloniser la ñett la indi. muy dooleem làkkam. ak xaalisam koomam. doole bi mënul wéy mais ba muy dem daf fi wàcc làkkam ak xaalisam. muy la francophonie n'est qu'un caten de chaîne nootal na francophonie. du lenn francophonie du leen franc CFA bi du dara parce que tey jii sëñ Touba dafa ne pour ba moom sa bopp foofu nga mën sa bopp. boo mënee sa bopp moom sa bopp doo ko mën a joxe sa bopp donc pour nga jox yàlla sa bopp sax comprends nga. foofu nga mën sa bopp il faut nga mën sa bopp moom sa bopp doo ko mën a joxe sa bopp. moo tax doctrine yoonu murit liggéey nekk premier principe bi macha allah. xidma ak cash bu laalaal sàkku lu leew alaaji man baal ma xool gaydel bi man dama pare dama pare da ngeen may comprendre mais j'ai du pain sur la planche il est intéressant Diass mën nañ toog fii 2 heures de temps non li mu wax du ñu pare damay tëj waxam comme ni ma ko tijjee pour waxaat Sénégal parce que tey li mu wax nii ne ñi nga xam ne ñoo toog di ñu wax ñuy dégg mooy ñi nga xam ne lan la ñuy wax en fait ñi ñuy jàngal xam nga ki toog ci télé mbala toog ci rajo dama naan wax naa ko démb nee naa boo ko laajoon liggéey mu ne damay waaraate loolu tuddul loolu day fàttalil ki xamoon xamal ki xamagul léegi ci xamal googu nag day am limite kon moom boppam moo tax muy wax muy wut koom ci ginnaaw loolu te nit ki war a mën a jàpp des fois mu am ay oustaz honnête waaw mais nit ki war a jàpp ne dëgg xam mooy fi njaase fi jëwrin waxee mooy ci dundinu doomu aadama bi man nan laay jàngatee en tant que jeune gaydal mu ngay dugg ca hôpital ba gis kuy génn di moromam yor pousse-pousse ba lan jàngat la ci war a mën a def alaaj dama am benn question bu may poser téléspectateurs yi waaw di ko posé Ndiassé jëwriñ Ndiassé pour mu expliquer ñu ko après parce que dañ ma ko posé woon sama bopp bi di bax may joxe ay réponses yu débile mais ba tey alaaji bàyyi la xam naa la dama lay posé question mais duñu répondre léegi dañuy bàyyi ba à la fin de l'émission nga jox ñu réponse bi fekkee mën na nekk inchallah dañ ma mës a laaj maa ngi loo koy laajaale loo bokk ak sa yaay yow mi seetaan parce que yow ak sa rakk wala sa mag yéen a bokk ndey ak baay mais sa yaay lan ngeen bokk c'est la grande question que je vais poser à Ndiassé tout à l'heure il va nous répondre je sais pas si c'est ce qu'il va s'il va nous lan laa bokk ak sama yaay lan nga bokk ak sa yaay gaydel nuyuwaat naa la dafa am benn affaire bu extraordinaire bu ma la mës a dégg nga nettali ko ci benn buur ak genn góor gu doon jaay benn affaire est-ce que mën nga dikkaat ak ñun ci loolu pour ñi nga xam ne amuñoon plaisir u seetaan loolu si internet bi parce que je sais que cette petite partie va être utilisée encore sur les réseaux sociaux et ñi nga xam ne amuñu woon opportunité seetaan ko ces petites histoires là balaa ngay dikk ci li sabab nga teew tey ci plateau bi balaa ñu dem ci papa. macha allah déjà ma bàyyi la nga apprécier waxtaan wi. en tout cas waxtaan bi am na solo lool. te moom it li ñuy def dañu ciy jàppale ndax kàddu yi ñu ci dégg yëpp ay njariñ la te teewlu nañ ko bu baax a baax.
te lépp am solo macha allah dégg nañ ci loo xam ne mën nañoo jariñ te dafa wax parti boo xam ne dafa am solo mooy lim ne maanaam lii gis bët a ci gën a ndaw waaw ndax amaana léegi sax nit ñi mën nañ koo jàppee bët waaye nekkul bët parce que doomu aadama gumba na te amaanaam nit ki mën na koo bañ a jàppee loo xam di ko yóbbu te buy dox da ngay jàpp ne ma nga yor yi gëtam te fekk ne ay bëtam muuru na kon lii gis moo gën a kawe bët kon loolu moom daa kawe màgg loolu macha allah di ci di am mbégte bu baax a baax tabarkàlla waaw histoire boobu noonu benn buur la woon buur bi dafa demoon ci marché bi moom chaque semaine day dem di visiter marché bi di ko xool waaye bi mu demee ci marché bi nag dafa fekk génn góor goo xam ne dafa màgget lool waaye place bi mu nekk place bi dafa lëndëm maanaam place bi doo gis li muy jaay ngir poussière bagage yi xamoo li muy jaay ngir poussière fi mu toog mi ngi xaw a doy waar góor gi màgget lool lam sol it doy na waar buur bi gis ko loolu jaaxal ko mu ñëw ba ci góor gi ne ko yow ana lan ngay jaay góor gi ne ko man maay jaay li gën a seer ci marché bi loolu nag daal di yéem buur bi mu xoolaat ko mu ne ko yow li gën a seer ci marché bi yaa koy jaay mu ne waaw man maa koy jaay mu ne ko génneel li ngay jaay léegi mu jekki-jekki daal di génne benn table fomp ko maanaam mu ne ko man ay table d'art laa jaay maanaam mooy table yi nga xam ne dañ koy ay déchan la di ko def ci kër yeeg yooyu noonu mu ne ko man yooyu laay jaay waaye table yi nag dafa ànd ak njariñ waaw table la waaye table yu am njariñ la léegi mu ne ko table yi loo koy jaay mu wax ko lu seer a seer loolu nag daal di yëm buur bi waaye lii buur bi di wax yëpp góor gi taxaw fi mu taxaw rek ne loolu laa koy jaayee maanaam 200 000 par exemple waaw ok ci jamono jooja léegi ba demee ba buur bi nangu ne léegi mën na koo jëndee loolu noonu góor gi ne ko nag léegi balaa ma laa jaay tableau bi dafa am ay charte yoo xam ne day am ci jaay mi non seulement cher na waaye dafay poser ay conditions léegi nag loolu nag daal di gën a def buur bi ay reetaan ndax buur bi gis na ne li muy jaay gis ci valeur place bi gis ci loo xam ne war naa mën a seer ba pare it mu bëgg ko caa tegal ay charte ba pare it boole ci seer loolu nag gën a def buur bi ay ree buur bi taxaw ne ko léegi lan mooy charte bi mu ne ko dama laa wax ne la samay tableau dafa ànd ak njariñ maanaam tableau yi ay njariñ la am léegi nag bi mu xoolee tableau bi da cee gis fakir xabla an taxmal maanaam xalaatal njëkk ngay jëf léegi nag ne ko boo demee ba ca pale loolu lañ def ci tableau bi mu ne ko léegi boo demee ba ca pale ba biir pale bi yëpp da nga fay bind fakir xabla an taxmal maanaam fi ngay duggee da nga fay def fakir xabla an taxmal moo koy di paaka yeeg yëpp da nga ko cay def léegi buur bi nag nangul ko loolu après jënd tableau bi daal di dem ak seeraay bi macha allah léegi bi mu demee nag daal di def la ko góor ga waxoon fekk ne buur bi dañ ko waroon a coup d'état te ki ko coup d'état ki koy wat la ki ko war a coup d'état ki koy wat la bi mu xëyee war a dem wati buur bi bi mu jàkkaarloo bunt bi rek dafa gis fakir xabla an taxmal xalaatal njëkk ngay jëf mu jàpp ne buur bi xam na li mu bëgg a def ndax nee na ko na nga xalaat balaa ngaa jëf yow bi mu duggee rek gis ci moquette bi fakir xabla an taxmal mu xaw a gën a tiit nag mais man yaakaar naa buur bi daf maa xam te ku ne xam ne ne suñu njëkkee buur bi moom rek moo sañ a rey bu la reyee dara du ko ca fekk léegi nag mu dem ba jëli paaka ba muy watee buur bi mu gis ci fakir xabla an taxmal macha allah bi mu jëlee paaka bi bay ñëw gis buur bi di ree buur bi di ree loolu nag gën koo tiital mu ne nag kii xam na ma tiit ba mujj waddal li nga xam ne moom la yoroon buur bi ne ko ana lii lan moo ko waral mu expliqué na ko dañ maa boole woon ak yow ngir ma war laa coup d'état expliqué ko lépp te fekk na buur bi moom xamagul woon loolu noonu buur bi nag gën a yéemu ca góor ga léegi nag buur bi ba mu demee ca dëkk ba di xooliwaat góor ga di ko laajte ngir bëgg koo dollil xaalis fekk góor ga daal di faatu loolu nag liñ ciy jàngee magnifique l'humilité du roi l'a sauvé et puis bañ a xeeb doomu aadama déedéet loolu nag loolu mooy jàngir bu am solo gis nga yàlla doomu aadama bu mu sàkk rek am na lu mu def ca moom doomu aadama warul gis kenn ba di ko xeeb wala nga jàpp ne yow yaa ko gën ndax ak ngëneel moom ci yàlla la nekk ki gën yàlla moo ko xam kon nit ki ak melokaan wu mu mën a am itam bul ko gis ba jàpp ne yaa ko gën wala nga di ko xeeb ma ne wax naa ko ma ne mbaax du wees waaye it bon du wees li fi yéeg yaa ngi ci biir àdduna bi njumte mënta weesu ci yow baax it mënta weesu ci yow ndax gis nañ fi ñoo xam ne nekkoon na nit ñu safaanu dem ba yàgg nekk ay nit ñu baax wax naa ko maa ngi nettali benn xista boo xam ne ci mag ak rakk la maanaam rakk ji nekk ku safaanu mag ji nekk ku baax rakk ji koo xam ne moom ay baar ak tux ak yooyu rek lañ ko xamee mag ji moom jaamu yàlla rek lañ ko xamee ak def lu baax
waaye ci biir loolu noonu xam nga gis nga booy jaxasoog borom ruubu sell la day dem ba nga xam ne loolu noonu dafa am luy dikk ci yow loo xam ne yow ci boppam doo ko yëg bu demee ba fees ci yow rek maanaam da nga koy wuy ji te doo ko yëg rakk ji moom mi ngi yëg ne carrément mag ji yàllaa ngi ci moom saf na yàlla daal mu dem ba nga xam ne gis na ne lii ay caaxaan la te lee mooy dëgg gi waaye mag ji it ma nga bëgg a wëlbatiku jëm ca la rakk la nekk rakk ja nekk ndax moom def na ay at ci yàlla ci maanaam ci wut yàlla ba léegi mënut a gis résultat te résultat bi xamul ne ñi nekk ci biti ñoo koy gën a gis ka yow ndax leer gi nekk ci yow amaana yow mën nga koo bañ a xamagum parce que yoonu yàlla dafa yàgg maanaam du yoon boo xam ne da ngay ñëw rek patam patamee ko egg ca suñu borom maanaam ay mbir la yu yàgg yoo xam ne faw mu am ay conséquences ak yi mettit léegi nag moom mu ne man lii ba ma ci dalee nekk ba léegi gis ma benn résultat waaye te maa ngi gis sama rakk ji chaque jour mi ngi nekk ci li mu bëgg a nekk maanaam mi ngi dund bànnee xam daal léegi daal di wëlbatiku nag dem ca caaxaan ya nga xam ne moom la rakk ja nekk rakk ja daal di wëlbatiku dem ca lu baax la nga xam ne moom la mag ja nekkoon mag ji nga xam ne dafa wëlbatiku dem ci lu bon li ñaari fan la ci rek daal di faatu ndeysaan rakk ji wëlbatiku dem ba nekk waliwu ba gën a mag ca réew ma kon liñ ciy jàngee mooy nit ki ak nu mu mën a mel bul ko gis ba di ko xeeb gis nga doomu aadama bi nga gis nii mu dox ci mbedd mi di tërëf nga jàpp ne yaa ko gën kooku amaana garaat ba mu am ca suñu borom yow amoo ko am na benn mandikat boo xam ne mi ngi ci benn dëkk mandikat bi day trouble dëkk bi di ko ruube ñu dem ci nitu yàlla bi ne ko dañoo bëgg nga ñaanal mandikat bi mu daal di faatu pourquoi ndax mandikat bi sonal nañu lool waaye gis nga nitu yàlla bi mu demee ba guddi ba sukk di ñaan ngir ñaanal kooku noonu dafa am kàddu gu jugee ca suñu borom muy kàddu yàlla mu ne ko kii bul ñaan ndax sama xarit la waaw mu xëy suba dajeeg mandikat bi ne ko yow yaa may jéem a ñaanal ma faatu mën a loo ma dara mu ne ko du ma la ñaanal ndax suñu borom ci boppam xamal na ma ne ma yow xaritam nga kooku nag te la xamee ne xaritu yàlla wëlbatiku dem ba doon nit ku baax kon bul gis doomu aadama mukk ba di ko xeeb gis nga gàtt xel dëgg mooy gis jàpp ne yow yaa gën ñëpp wala yow yaa gën a xam ñëpp wax naa ko ma ne gis nga ku jàpp ne yaa gën a xam ñëpp doo am xam-xam fii nag bari na fi ñoo xam ne bu ñuy wax dañuy jàpp ne li ñuy wax ñoo la ko gën a xam wala ñoo la gën te ku dul diglu doo jariñu am na ñoo xam ne man ngay wax ak ñoom ñu noppi nga jàpp ne dañoo nangu li nga wax waaye ñàkk dégg ngay ñàkk dégg seeni wax moom moo waral seenu noppi waaye du seenu nangu ci sa wax moytul ma kooku noonu nag tax amaana la ngay wax mën naa am moo la ko gën a xam waaye dafa noppeeg la mu xam ndax yow soxla woo xam-xam parce que soxla woo ku la jariñ ndax jàpp nga ne yow ci boppam képp kuy jariñu rek yow yaa ko mën a jariñ te nit ki li lay jariñ amaana mën ngaa jàpp ne nekkul ca kay fekk ne yow la la mën a jariñ ma ngi ca doomu aadama ba ngay xeeb wala ba ngay ñàkkal solo loolu rek lañ ci doon tënk macha allah léegi bu ko defee xam naa dañuy jàll ci programme bi ñu mën ko tënk ndax waxtu wi xat na il est intéressant ce type il est intéressant il est extraordinaire il est comme ça il peut t'hypnotiser pendant des heures il te donne ces informations ces petites histoires de la vie am na bu ma ci gis sëñ Fallou damay ñëw bi may bokk na bi may invité Ndiasse su ma ñëwee damay jox jeunes yi référence ñuy déglu nit ñi pour ma tudd ko parfait ko fi moo taw wallaay billaahi wallaay li mu wax moom dafa am solo parce que billaahi wallahi dama noon bu ma ñëwee damay joxe référence ci yow ndeysaan ak booy mag bi xaw ma juste ñu leen di déglu macha allah loolu laa jëloon intention parce que moom li muy def nii day dugg ci cadre lu ñuy tuddee lépp compte te lépp booleetuñ ko ci